www.sangatv.com. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñu ngi nuyu bépp directeur ci biir kër gi macha allah di leen ñaanal jàmm itam ñi yàlla dogal ñu fiy xëy ñu ngi leen di nuyu macha allah di dem nag seeti sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada. ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal yàlla mi dara tëwul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sàmmal nu leen ndax dañ leen fee soxla te seen taxawaay am na solo ci réew mi macha allah ziyaar nañu xalifa généraux yëpp di leen beral nuyoo di leen nemmeeku wax dëgg yàlla di sàkku ci yéen ñaan waaye itam dañu leen di ñaanal macha allah yàlla yokk seen jàmm yokk jàmm njaboot gi ndax nun yëg nañu ne loolu rek a leen soxal macha allah yal na yàlla jubóole ñu. bu ñu waxee nag Sénégal xam ngeen ne bu ñu xaymaa jullit yi dinañ ci booleeg suñu mbokki chrétiens yi nga xam ne suñu ay frères lañu te yàlla dogal ñu jubóog ñoom lool macha allah ñu ngi jël seen nuyoo teg ko ci loxo monseigneur Benjamin Ndiaye di ziara bu baax diocèse bi archidiocèse ñëpp ñu ngi leen di ziara. dem seeti wax dëgg yàlla ñi yàlla dogal ñu nekk ci cliniques yi ak hôpitaux yi ak dispensaires yi malades yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm. ñàkk xam sa jàngoro loolooy jàngoro waaye boo ko xamee yàlla boole la ku lay faj incha allah boo dëkkee ci di ko ñaan rek dana la may yàlla lépp lay faj bu soobee yàlla gudd fanamata ñaan nanu ñaan yàlla mu may nu gudd fan. ñu ngi nemmeeku ñi yàlla dogal itam ñu nekk ci prison yi caabi féete leen gannaaw yàlla na leen féete kanam yàlla mooy dogal te bu dogalee boo bëggee rek mu yomb dangaa daal di nangu li mu dogal waaye sañ nañ ko nag tàllal loxo mu fajal nu suñu ay tiis suñu ay njàkkare lépp loo xam ne daf noo jaaxal yal na nu ko suñu borom fajal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngay nuyu suñu soppe yu baax yi suñu ndey yi toog di nu seetaan nijaay ak baay mag ak rak ñépp la noo nuyu macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax bu nu toogee itam suñu xel dina dem mbokk yi ci ñu baaxoo woon di àndal te tey yàlla dogal ñu dëddu ñu ngi leen di ñaanal yàlla fi nu nekk yàlla na leen gënal fii fuuf yàlla yokk njëggalam ci ñoom macha allah ubbil leen buntu firdaws yu yaatu yooyee ñun ñi fi desandee gum mu suturaal ñu macha allah yokk sunu ngëm. may ñu tawxiit bu ànd ak wax dëgg yàlla tawféex ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax a baax may am kontaante mbokk yi xam ngeen ko ne semaine bi bànneex bu mag la ñu amoon ci dalal ministère de la santé ndax ministère de la santé dafa def semaine bu mu mësut a def ci Sénégal muy semaine boo xam ne semaine de la santé de la mère et de l'enfant la nu ko duppee woon la nu ko tuddee macha allah te bi nu ko defee wax dëgg yàlla muy semaine bu riche ndax bu nu nee riche mooy dinañ ci gëstu jigéen ñi dinañ ci saytu doom yi muy loo xam ne daal lu am solo la kon ñi nga xam ne dañ fee teewal ministère de la santé ci njiitalu OMS ànd ak USAID ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax soxna Adama nun kontaan nañu ci di leen dalal ñu ngi leen di wax bismillah est-ce que xam ngeen ne ku teew ci plateau bi dafay daal di bokk sama loowu xarit yëg ngeen ko. yëg nañ ko ku fi teew rek daal ma wax ko wax ju neex ne ko yaay sama xarit. moo tax ñu kontaan nekk ak yow ci plateau bi. bismillah. Sanokho bismillah. merci Awa. ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Adama téléspectateurs yëpp di nuyu ñëpp ñu fekk ci plateau bi. di nuyu téléspectateurs yi. waaw fépp fu ñu nekk ci Sénégal ak ci bitum réew. nuyu ngeen ñëpp noonu lay dalale itam soxna Ndeye Maguette Diop lii xam naa ne bu ngeen ñëwee damay wax ne ñaari collègue a ànd ndax yéen a ngi nekk ci coordinatrice su nationale bu santé de la mère et de l'enfant ñu bëggoon nag soxna Ndeye Maguette itam présenté boppam. jërëjëf Eva. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi toog ci plateau bi yëpp. di leen ziar. jërëjëf di nuyu Ndoye Bane. di nuyu Eva Tra. merci mami nag moom yàlla def na tey fekk ñu ko fi. waaw di ziar ñëpp.
di ziar borom kër gi. di nuyu waa groupe Futur Média yëpp. jërëjëf. di nuyu réew mi yëpp ak téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ci Sénégal. jërëjëf merci beaucoup mami yàlla def na fekku leen ko fi waaye gannaaw ñun dañu yëg yi mu nar ak yi ay baax-baaxam carnet de santé bi mami Diop xaw ma foo féete. yaaka moom te yàlla day def nag bu boobaa maay sa bàjjan maa lay gunge xam naa ma gën a ay waaye awoon na ma dimbali waay Ndoye Bane bismillah xamee nga carnet de santé bi. yéene woo ko Marie Bane. Papa Cheikh yéene ko Kia keneen ak keneen fii daal dañ fi fas yéene bàyyi 15 carnet de santé. waaw man maay ki koy séddale. waaw yow foo jëlee carnet yow. xanaa ay itam sama xarit yi toog. noo def ba xam yoon wi. man ni nga nuyoo. jaajëf. waaw nuyoo. jaajëf maa ngi nuyu kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér. amiin yaa rabbal aalamiin. di ziar waa ministère de la santé jiital monsieur le ministre Diouf Sarr. di ko féliciter ci yoon wi nga xam ne ci la ne. yoon wi defe naa ni yoon wi mu ne Sénégal yëpp war nañ ko cee fekk si. di ci féliciter ñi nga xam ñi ngi ci santé bi yëpp. docteur yeeg ñëpp ñi nga xam ñi ngi ciy yëngu ak ñi nga ba ci bàjjenu gox yi gis nañ ni Sénégal fi mu nii jamono ji semaine bii moom ñëpp ñi ngi yëngu ci mbir mi defe naa ne liñ fi expliqué yëpp dugg na ci bopp nit ñi moo tax toujours may waxaat ci mooy nuyoo nañ ñëpp di dem foofu ca place booba nga xam ne moom moo di Colobane nga xam ni gars yi ñëpp nga fa def seen ay dépistage def seen ay fajoog ñoom seen gis naa ay camions yu rafet yu fa nekk yoo xam ni daanaka hôpital buy déplacé wu la xam naa ni sax ñoom si seen xalaat suy jàllee camions yi dina wër Sénégal dëgg la dina wër Sénégal taxaw ci dëkk yi consulter nit ñi tu vois faj nit ñi parce que dafa am ay dëkk yoo xam ni camion mu amuñu accès ci hôpitaux yi donc camions yi mën na fa dem def fa ñaari fan ñetti fan seet màgget yeeg paa yeeg mère yeeg xale yeeg yëpp su ko defee daal ñu mën a wax ni kon Sénégal émergent bi di nit ñi di ci teg seen bët parce que émergence bi ka nekk au fin fond du Sénégal da cee war a yëg boppam loolu dëgg la donc li su ñëpp defee ni ministère bi defe naa ni Sénégal dina tegu ci yoon très bien te nit ñi di tamit suñu nit ñi indee matériel nag ñu sàmm ko bu baax a baax ndaxte camion yu mel noonu yombul na ma ko gisee daal yombuta am ginnaaw dem nañ ba am ko nag dinañ ciy góorgóorlu bu baax sàmm matériel bi fi nga dikkee noonu même bu dul du ma ne du waxtaan wi ndax ci la ku wax santé da ngay wax santé ak lu mu ëmbaale yépp di toppatoo matériel bi tam daf ci am solo bu nu indilee ay bagage ci hôpitaux yi ngal nañu ko sàmm bañ a yàq alcool bi bañ a gàddu dakin yi yóbbu bañ a évatra day dugg léeg-léeg Ndoye Bane ma pare ne dugg ci loo xam ne daal kenn sant ko waaye nañ ci bàyyi xel moo gën ndax ceeb sax boo ko bàyyee ci kër léeg-léeg nga dem jànk ba ne nigal ma tibb ñaari kilo may ko sama bàjjan ba ca bopp koñ ba te bokku ci woon dañu ko indi pour une famille wax dëgg yàlla li ñu gën a neex tey bokk na ci dañuy waxtaanee continuum de soins daal di waxtaanee wax dëgg yàlla accouchement bi xew léegi muy accouchement humanisé te ñoom mami Linguère fas yéene ko bu soobee yàlla ànd ak ñoom Yacine ci kër geeg ñëpp ñoom dañ ko nar daal ñu bëggoon nu yaatal waxtaan wi ba nga xam ni ñun dinañu mën a xam lan mooy continuum de soins bismillah soxna Adama. merci Eva. continuum de soins nag dinañ kontaan pour wax ci Ndoye Bane wax na ko sànq ministère de la santé li mu bëgg te fas yéene ko mooy fépp ci Sénégal mooy vision bi fépp fu nit nekk fekk fu jigéen nekk fu xale nekk fu mag nekk fu mën a am ay soins de qualité soins yoo xam ne dañuy def promotion mooy aar leen ci avant aar leen ci faj leen jox leen li nga xam ne yépp mooy seen wàccuwaay ak li ñu soxla donc continuum de soins ci boobu fànn lay dox donc def nañ ay stratégie ci ministère de la santé suñu direction pare ne ko ñuy def ay sage-femme di déplacer di dugg ci oto yooyu ngay wax di yéeg ci moto yi barki démb la Macky Sall joxewaat ay ambulance tout le temps dans le chemin de l'émergence ñu nekk ci 367 ambulances di dem fu nekk ci goxu Sénégal yi 367 ambulances di dem fu nekk ci goxu Sénégal yi di fekki femmes yi ba ci seen biir kër yi di leen fekki ba ca seen waax ndax ñoom bu ñu mënul ñëw ñun ñu mën a déplacer wu waxtaan ak ñoom wax leen di ñu indi faj leen faj seen i doom faj góor ñi faj jigéen ñi waxtaan ak góor ñi waxtaan ak kilifa yi parce qu'il faut des leaders pour ñu jàppale ñu ànd ceeg bàjjenu gox yi comme ni ko ne ndax ñoom ñooy vraiment le tampon entre communauté bi ak entre les ministères donc prestataires yi nga xam ne ñooy faj donc dinañ kontaan tey ci waxtaan ci continuum de soins mais continuum de soins mooy soins yi nga xam ne bu femme bi wonee lor moom lay continuer ba bi muy imbi
ëmb bi yëpp ba bu muy imbi ba xale bi am 4 fukki guddi ñun santé de la mère foofu la ñuy yem. waa planification jël seen wàll waa suivi de l'enfant jël seen wàll. ndax direction bi ñun ñooy jël 0 ba 5 ans àndandoo ak waxambaane yeeg jànq yi ba ñu am 24 ans. donc suñu direction dina ëmb loolu yëpp. d'accord continuum des soins nag liñ siy wax mooy ëmb bi. donc ëmb bi bu ëmbee li ñu gën a neex mooy mu ñëw. ñu wax ko ni mu war a def. wax ko ni mu war a toogee. wax ko pour mu imbi ci jàmm ak salaam. su ko defee nag day ñëw c'est sage-femme bi dans les 3 premiers mois xam nañ ne loolu yombul. ndax suñu aada moo mel noonu dañuy wax ne ku ëmb da nga koy nëbb ba am 3 weer mais léegi li ñu bëgg mooy ñu xam ne benn danger nekkuñu bu femme bi ëmbee ñëw seet ci sage-femme bi. wala mu seet bàjjenu gox bi waxtaan ak moom mu mën ko orienter accompagner ko conseiller ko mu yegsi ba ci sage-femme bi. su ko defee ñu wax ak moom won ko li mu war a def ba am 3 weer mu daal di ñëw. bu ñëwee nag ñu daal koy jox carnet bi. carnet bi nga xam ne fépp ci Sénégal c'est gratuit. aussi bien dans le privé que ci public bi. carnet unique mooy suñu carte d'identité. te mooy carte d'identité xale bi di ko topp ba mu nekk waxambaane. wala mu nekk jànq bu dee jigéen. donc te carnet bi day am conseil pour nutrition bi. donc femme bi lu mu war a lekk ci ëmb bi. femme bi lu mu war a def ci vaccination. c'est vrai wax ko bu wasinee lu mu war a def ak yi muy préparer. donc bu ëmbee buñ ko gisee ci 3 premiers mois yi. jox ko carnet bi expliquer ko bilan bi. expliquer ko li mu war a def jël deret bi ndax ñu mën koo suivre jox ko ay garab ci àndam yu weer. mu topp nag ñu di ko expliquer à partir de la première consultation. ñu di ko wax li mu war a def. di ko muy nemmeeku bu ko dara jotee ci diggante bi mu mën ñoo woo sage-femme bi dina ci bindu turam. def ci numéro téléphone am mu mën a wootee ak fu nit nekk ak lu ko waay mënta jot wax ko mandarga jóg na yépp yi nga xam ne bu ko dara jotee dina mën a daw si seet si sage-femme bi ñu aar ko aar doomam. donc ñuy def consultation prénatale Sénégal nag ñu ngi si 4 consultation prénatale mais li ñu bëgg mooy def ni OMS wax juróom-ñetti consultation prénatale ñu ngi ci 4 consultation prénatale mais bu la daree jotee ci diggante bi bu la sa bopp mettee sax même si tu trouves que garaawul na nga daw si rek wax ko su ko defee ñu mën a aar doom ji ba nga imbi ci jàmm ak salaam. macha allah xam nga ci xeetu yëf yooyu yu mel noonu la ñuy war a mën a xeexee li nga xam ne mooy mortalité maternelle. ndax foofu la àdduna toll. bu fekkee ne nit ki dafa war na lor moom jigéen ji war na lor ba noppi. toog ca këram. médecin amul ci moom yoon. xamul nu muy préparé woo ëllëgam. xëy suba teel rek daal dee dem ca bërëb bi nga xam ne fa la war a muccee ñëw taxaw ne leen maa ngi nii te yow ca njëlbeen amuloo ku la suivre. xamuñu fan nga toll. ci yu mel noonu la complication yi di ñëw dafay baax ngeen wax ko sunu moromu jigéen ñi. léegi loolu moo tax ñu ne bu wonee lor. bu ñëwee yëglu ñu wax ko ne won nga lor. léegi lii nga war a moytu lii nga war a def wax ko kañ la war a ñëw. bu ko ñëwee ñu jox ko carnet bi seet deretam seet ko ba nga xam ne lépp luy difficulté bu ci war a am ñu mën ko aar loolu mooy prévention ba du yegg ci complication. parce que moo tax ba li ma doon wax sànq ne fépp fu Sénégal fu waay nekk ñu def fa sage-femme moo tax léegi ñu def stratégie bi ñuy wax le couplet gagnant mooy poste yu gën a sori yi dañ fay def sage-femme def fa infirmier. très bien ba ñëpp ñu mën leen léegi di leen seet di wàcc mortalité maternelle nag wàcc na. bu baax wàcc na. enfin bu baax 392 la woon 2010 ba 2016. ñu ngi dégg d'après le compte à rebours ñu ngi ci 315 000 mais des na. gouvernement bi nag mi ngi ciy def ay jéego yu taxaw. ñu ngi ciy liggéey bu taxaw di duggee liggéey bu jëm kanam des na nag mais effort yi dañu war a xam ne ñëpp ko war a def collectivité locale yi war nañoo xeex. jigéen ñi xeex prestataires yi xeex loolu mooy changement de comportement. bu ñu defee changement de comportement mortalité bi dina gën a wàññeeku. moo tax ñuy def suñu semaine bi nag yëpp dinañ ko fa wax. renseignement yi information yi seet nit ñi jox leen carnet bi ñu xam fépp fu ñu dem ci Sénégal nag ak waaye fu mu mën a tukki yóbbaale carnet bi muy carnet de santé bi mu mën a waxtaan ak beneen sage-femme bu ko jotee mën a waxtaan ak sage-femme bi ko gis maanaam ci link la mooy doon carte d'identité bi d'accord carte d'identité yaay ji ba muy imbi carte d'identité xale bi ba muy am juróomi at carte d'identité waxambaane beeg jànq bi ba saa yu sëyaatee. très bien voilà noonu ne laay interpellé Ndeye Maguette Diop lii del bu soo bismillah ndax xam nañ ne yow itamit coordonnatrice su santé reproduction nga kon soo ñëwee dolleeku ci waxtaan wi dafay gën a riche rek macha allah fan ngeen toll ci mbir yi jamono yi nu ne.
dëgg la jërëjëf Eva Tra maa ngi réitéré waat sama nuyoo. ci ñi toog ci plateau bi yëpp. Adama sama collègue ak Ndoye Bane ak yow mi balaa may dugg ci débat bi tamit damay nuyu. suñu kilifa yi ñu fi yónni. bu baax muy directeur de la santé de la mère et de l'enfant. fan yii kay saa bu ñu xëyee ñoom la ñoo nuyu. Omar Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax di ko remercier ndax moo ñu yebal ci plateau bi. plus particulièrement suñu chef de division yi. di docteur Mariam Diandiaye di chef division planification familiale. soxna Mariam Diandiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu également Mariam Bagué professeur. di chef de division santé mère fi Adama nekk. ndeysaan. c'est vrai que démarré nañu semaine bi nag altine bi passé. nar a dem ak moom ba samedi. comme ni ko Adama waxee ñu ngi ci continuum de soins. parce que fi mu ñu toll nii wérgu yaramu yaay ak doom moo ñu soxal ñun ministère de la santé. parce que Adama nee na téeméeri 100 000 naissances boo gis ñu ngi ci 315 décès ba tey loolu bari na. bari na deetal yaay ji ba tey bari na. bari na moom ba tey. mais malgré que état bi aussi mi ngi concentrer ay efforts mi ngi def ay jéego yu mag a mag ci wàllu boobu. parce que stratégie yi bari na. ñu ngi koy mettre en place mais ba tey. jéego yi des na. peut mieux faire nu ñu koy waxee. waaw mi ngi noonu jéego yi des na parce que nag di wasin nag sa bakkan des ci moom xaw naa metti ba tey. dëgg la. ba tax na ñun dañoo jël planification familiale def ko stratégie boo nga xam ni buy xeex ndelt yaay ak doom. stratégie boo nga xam ne la dañ koy accompagner ak benn vision bu mag ci réew mi muy un Sénégal émergent qui passe par la capture du dividende démographique à travers un programme de planification familiale ambitieux loolu nag mooy vision globale bi te nag ci biir loolu dañu tëral ay intervention yu bare bokk kook public bi c'est-à-dire que sage-femme yeeg infirmiers yi nga xam ne dañ leen former ñu nekk ci 1344 postes de santé nekk ci 101 centres de santé nekk ci 35 structures hospitalières yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal boole ko case de santé yi nga xam ne léegi tamit nag matrone ya fa nekk ñi ngi tamit def planification familiale yooyu yëpp ay stratégie la pour accompagner ministère de la santé pour xeex ndeeteel yaay ak doom donc semaine bi di semaine bu am solo ndax semaine bi bu ñu jógee ci continuum de soins bi nga xam ne moo ëmb lépp ëmb na soins yi ëmb na planification familiale waaye ëmb na nutrition mooy dundinu ci wàllu lekk di ndaw si nga xam ne war na lor noonu la war a comporter woo buy lekk ak li nga xam ne moom la war a jël buy lekk loolu tamit professeur en médecine yi ñëw nañu démb waxtaan ceeg population bi waxtaan ceeg ñun parce que lu am solo la donc continuum de soins bi planning a ngi ci biir 4 CPN yaa ngi ci biir c'est-à-dire ñeenti visites yi ku jigéen ki war a def bu wonnee lor ñëw ci structure yi waaye tamit planning mi ngi ci biir kon continuum de soins dafa daal di ëmb lépp loo nga xam ne santé benn package la bi nga xam ne rek dañ koy commencer ak femme bi bu wonnee lor ba keroog muy wasin ni ko Adama waxee ñu jël en charge liir bi ak ba xale bi di am ñaar fukki at ak ñeent parce que tamit division bi am direction bi am na division bu ñuy wax santé de la reproduction des adolescents c'est-à-dire que jeunes yi aussi adolescentes yi tamit war nañ leen a bàyyi xel parce que benn capital humain la benn potentiel la ba nga xam ni ñooy dooni magu ëllëg te nag jàpp ci ñoom di leen accompagner bàyyi leen xel ci programme yëpp daf ci am solo fi ñu toll nii. très bien ñuy ñaax nag jigéen ñi rek ne leen comme ni ko Adama waxee kenn ku ci nekk rek boo xamee ni wan nga lor te nekk ci néegu sëy mun ngaa dem ci structure de santé yi ñu seet la bu ñu la seetee daal di ne ëmb la wala du ëmb bu dee ëmb ñu topp la ci ñeenti visite prénatale defal la ci biir loolu tamit am na ay waxtaan. am na waxtaanu nutrition ci biir lu femme bi war a toogee li mu war a jëfandikoo ci wàllu lekk ak tamit bu wasinee planning familial bi parce que léegi nag dañu def ne jigéen ju wasin ci saase rek war nañ laa mën a defal planning familial jigéen ju wasin ci saase war nañ laa mën a defal planning familial bu ñu la joxee conseil yëpp yi ci war defal counseling comme ni ñu koy waxee war ngaa mën a tànn benn méthode ñu defal la ko balaa ngay génn ci maternité bi donc loolu yëpp mi ngi ci biir continuum de soins bi loolu yëpp dinañ la jox wax la méthode yi am yëpp nga choisir am na ci ba nga xam ni bu teew la bu ñuy wax DUPP def nañu expérience bi au niveau de Touba muy une expérience porteuse
balaa femme bi di génn rek ndaw si dinañ la mën a bu fekkee d'accord nga ñu defal la ko nga ànd ak moom daal di génn. donc loolu méthode yi dafa bare. fii lay ne wala dana koy dugal ci moom méthode yu bari la. am na appareil bi am na piqûre bi am na doom yi ñuy wan. am na méthode ba nga xam ni ci wàllu nàmpal lay jóge ba juróom benn weer da ngay nàmpal sa doom rek doo ko jox ndox doo ko jox lekk. day nàmp bu laajee ween bi nga jox ko day nàmp guddi di nàmp bëccëg loolu la ñuy wax méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée kooku méthode de planning familial la basée sur l'allaitement mais da ngay dem ak moom ba 6 mois nga arrêté ko jël relais beneen méthode. donc pour wax ne que rek ne que structure yi gamme yi bëri na te varié na aussi. dëgg la mu ngi noonu. très bien merci beaucoup damay fàttali ne rek seen numéro vert bi mooy 800 00 50 50 800 00 50 50 képp koo xam ne daal am nga lu la jaaxal ci diggante yaay doom ak boo accouché am ay jafe-jafe kenn ñaanu ko yàlla mën nga woote ci 800 00 50 50 alors tonton Ndoye Bane wala papa Ndoye Bane laa lay woowee ñaar yëpp yaa ngi ci biir ndax yaa ngi gunge xale yi itam papa nga xam nga li xew ci biir kër yi macha allah la ngay ree yow donc ko xam carnet de santé bi daal sàllaaw dana dem ca kër baan yi incha allahu taala bisimilah baan d'accord ñu ngi dégg nañ li ñu wax bu baax a baax a baax a baax defe naa ni askan wi comprendre nañ bu baax ma la doon laaj rek parce que dama keroog man maa ngi woon foofu dégg naa leen ci laaj yi moom fa laaj gis naa sur il y a 89 décès pour 1000 naissances ci xale yi nga xam ni dañ maanaam magante wu ñoog seen mag moins de 24 mois def naa noonu la et puis ñu ñi tamit il y a nu mu tuddati 48 décès pour 1000 naissances su fekkee mag ja mage na xale bi ñaari at wala ba ci ñetti at ci lan ngeen sukkandiku pour loolu parce que gis nañ ni fee dafa yokk te bi mu ñëwee ba fii dafa wàññeeku fee 89 décès la te su fekkee dafa def xale bi mage na ko ñaari at wala ñetti at décès yi foofu la gën a wàññeekoo 48 la. ci sama dégg-dégg dafay wax ci nef fu mu ne nii nef li ak ay gàllankoor ñii def ci nef ak gàllankoor waaw parce que soo xoolee ci ñoom ci seen gëstu xale yi faatu 1 an ba 5 ans dañoo bari ci su fekkee seen yaay dafay nef ou bien ñaari xale yi magante wu ñu bari mais su fekkee espacé na gis nit ñi faatu ga dafa gën a wàññeeku ba ñëw ci 1000 xale yu judd 48 ñoo ciy décédé mais su fekkee dafay nef 1000 xale yu juddu 89 moo ciy faatu defe naa njàng ma mokk na. dëgg la ah. très bien. non ci lan ngeen sukkandiku. ci li ñu sukkandiku mooy Eva wax na ko léegi loolu ci wàllu nef la. loolu wàllu nef la parce que jigéen tamit bu fekkente ni yaa ngi nàmpal sa doom war ko nàmpal ñaari at. loolu ñëpp d'accord nañ ci. loolu programme yi d'accord nañ ci religion yi d'accord nañ ci. ndax dem nañ ni ba ni jigéen dafa war a nàmpal ñaari at. loolu yoon la parce que da ngay xool jigéen ëmb ni mu mettee juróom-ñeenti weer nga wasin war a nàmpal sa doom def war ko nàmpal exclusivement au sein c'est-à-dire jox ko ween rek te bañ koo jox ndox ak yépp amagul ñaari at ëmb dugg. ëmb dafa metti ëmb dafa ànd ak waccu ëmb dafa ànd ak bopp buy metti dafa ànd ak miir ëmb dafa ànd ak lu nekk doo am jot doo am temps toppatoo sa doom ndax da ngay feebar doo lekk di waccu doo naan donc loolu àndul ak nàmpal sa doom ni mu waree dëgg la donc ci biir loolu xale bi dina souffrir bu baax a baax parce que tamit xale toppatoo la laaj liir toppatoo la laaj nàmpal bu dëggu nàmpal bu war lañ ko war a defal et puis sax nag bu fekkente ni scientifiquement la nit ki bu fekkente ni wan nga lor am na leneen loo nga xam ne yeneen i ferñeent dugg nañ la te xëy na xale bi waru koo mën a jëfandikoo dina am tuuti loolu ci scientifique la interférence donc dafay daal di xaw a doy waar parce que suñu borom bi rek mën da ngay xool nit ki bu xasee ba imbi rek da ngay gis meew mi day daal di yéeg loolu la ñuy wax montée laiteuse da ngay gis te hormone boobu koy indi day daal di jóg taxaw dëgg la pour que bu xale bi di nàmp rek meew mi di gën a bari waaye léegi nag bu fekkente ne ëmb it dafa ànd ak yeneen i hormone bu fekkente ne loolu ñëw na tam placé wu dafay xaw a indi gàllankoor tuuti day sonn ndaw si day sonn day perturbé wu dootu ci bëgg dara ay seex te xam nga bi ci war daal du am ni mu waree daal du am. dëgg la loolooy faat gone yi. waaw looloo tax nag
ba noppi damaa yërëm ki nga xam ne dañu sàcc nekkinu bébém parce que moom pareegul chérireur gu ñu ko assez rek keneen ñëw affection des keneen ñëw taxaw et en général bu keneen ñëwee taxaw dañuy bëgg par force ka nga xam ne moo jiitu mu nekk mag te moom itam bébé la eggul fa mu war a doonee mag indiwul boppam de dafa eggul sax fa mu waree doonee mag dëgëragul indiwul boppam c'est que yéen ku leen takkal wujju ngeen di kaas te tey su ko ci takkaloon wujju soo dee nàmpal sa jëkkër dem féeti ji ca ñaareel ba nii rek yaa ngi nàmpal bàyyi ma bàyyi la fi fii ak ñaari at nga nàmpal ngeen bañ te su waa ji ñëwee doon ko may jàmm lu ne yéen a ngi koy def pour soo leen defee lu ne nag daal di nef rek su ko defee ñaan yàllaa ko dogal fekk yàlla dogalu ko yéen a ko dogal beneen bi mooy planification familiale dama gis ci wedde tey doo am ñu ci bari tey moom amoo répondant sax laa doon xaar dina am répondant parce que dama gis nii am ñu ci bari góor Gelawaar ci am nee na am na ñu koy répondre ba bëgg non c'est vrai dafa am fu mu ne nii dafa xëyati suba teel dafa am ay xeetu planning man su ma amee jabar nekkuma fi kooku jarul muy def planning jabaru moodu lu muy planning na jëkkëram nekku fi te mën na toog 2 ans du ñëw mais day dem ñu koy bëgg exiger planning wala moom mu dem exiger pas exiger sax du fa c'est trop exagéré dañ la koy proposer soo nangoo dañuy gis jabaru moodu dem di planning wala koo xam ne wóor na leen yow sa jëkkër 2 ans du fi nekk 3 ans du fi nekk yow planning nga déjà beneen bii ma leen di laaj mooy xale yi planning familial damay yàgg naa ko kaas il faut ngeen wutal ko barrage bi mooy ku ñëw nga laaj ko certificat de mariage parce que xale yu ndaw yii di planning ñoo ëpp jeeg ji planning te yéen xam ngeen loolu mais nit warul ñëw rek ngeen defal ko planning sans xam ba xam mi ngi ci sëy wala matu nekkul ci sëy soo leen xoolee soo leen di def seen statistiques yi souvent doo leen ci boole jeune filles yi nga xam ni amuñu jëkkër maanaam ñi nekk ci couple bu équilibré ñoom ngeen di def ci seen statistique mais xale yi élèves yi ak étudiantes yu ndawaan yi soo demee ci milieu yi ñuy defee planification familiale ñooy fees ca rang ba nga xam ne jeeg yi nga xam ne ñoom moom planification familiale dañu mujj ñibbi léegi nag loolu loo leen ciy wax léegi Ndoye Bane sànq sama naataango Maguette dafa wax affaire SRAJ yi santé de la reproduction des ados et jeunes loolu moom ñoom ñu fànn boobu ñoom ñoo fi ñëwoon démb teew fi ñoom ñooy toppatoo jànq jooju te léegi nguuru kii bi gouvernement Sénégal ministère de la santé à travers notre direction def na benn fànn boo xam ne dañu créer ay espace ado yi ci biir structure yi la nekk pour ñu bañ a jaxasoo ak maire yi ngay wax mais dañ leen di jàngal seen bopp gëmte seen bopp parce que ñun li ñuy prôné aussi mooy suñu valeurs yi nga xam ne moo fi nekk mooy abstinence téye sa bopp ba ñu maye la mais comme mënuñu cerner problème yépp xale yaa ngi ci mbedd mi xale yaa ngi jàngi te ay jeunes dañu ñu ci bari ñàkk xam seen bopp ak ñàkk xam seen corps aussi dina leen dugal ci erreur boobu léegi mu am ay père ado yoo xam ne ñoom ñoo koy choisir di waxtaan ak ñoom nekk ay tampon ànd ak bàjjenu gox yi di leen xamal àddina nekk seen diggante ak prestataires yi donc planification familiale xale bu am mineur tamit bu ñëwee dinañ ko laaj yaayam dañ ko laaj papaam parce que c'est quand même une responsabilité mais prestataire bi amul droit bañ tout le monde a droit à la santé il faut que ça soit clair et protéger sa bopp c'est aussi chercher la santé mais lii wees ci xale yi li ñuy gën a def mooy di leen ñaax di waxtaan ak ñoom di leen wax ne da ngay gëm sa bopp da ngay jàng da ngay def li teg leen ci yoon li ñuy wax construire son avenir ñu téye seen avenir u bopp mën seen avenir u bopp xam ne grossesse précoce baaxul mais il faut ñu wax leen lu tax baaxul ba duñ ci dem rapport sexuel précoce baaxul ñoom ñoo la ko gën a xam de waaw mais il faut nga expliquer leen parce que yenn saa itam ñàkk xam dina leen dugal ci loolu et puis defe ne planning bi dina yàq biir wala dara loolu yépp du pour loolu kii bi li ñu leen di sécuriser mooy la promotion c'est très important ci jeunes yi l'éducation c'est très important jeunes yi parce que sujet yi dafa tabbu ci biir kër yi yaay yi du ñu waxtaan ak seen doom yi di xëccaale yaay yi nag pour ñuy waxtaan ak seen doom yi di xëccaale papa yi pour ñuy waxtaan ak seen doom yi te ñun ci suñu bopp di ñaax papa yi ñuy waxtaan seen bopp jigéen bu sëyul it te amul jëkkër bëgg def planification bañ a yàq boppam pour éviter infanticide yi ndax infanticide yi metti na te jigéen ñi rek ñooy yenu boobu charge yépp infanticide yi metti na su demee planification familiale du dem infanticide du def yàq bi te avortement provoqué ma bàyyi ki ci ligne bi mu daal di wax salaamaaleykum mbokk mi allo
allo Guelwaar Thiam amul ku nu fëgg bàyyi ko mu dugg waay. man de maa ngi woon ci njàng mu ndaw tey ci suba gi waaye yéen a ngi wax ma ni tekk jot naa fee xam li nga xam ne waaw allaitement maternel exclusif bi tam léegi saa yi nga am ween yu crevassé yéen a ngi jàngal nit ki bu ween bi defee nii mooy ween bi dafa infecté bii dafa crevassé rek neex naa lijjanti beneen bi sein engorgé mooy bu lan bu baree boo nàmpalul bu baax mu fees neew yi day fees neew yi metti na tàng na dina tàngal sa yaram te xale bi du mën a nàmp xale bi mënul nàmp nag dina perte équilibre moom tamit te loolu yëpp il faut nga xam ko moo tax yooyu yëpp ci mandarga jóg jot na la bu la dara desee rek da ngay ñëw daw si jàngal leen tam nu ñuy seete seen ween très bien dafa am solo pour que feebar bu naree ñëw ñu xam ko très bien salaamaaleykum mbokki téléspectateur bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah. li ma ci neex bokk na ci gis ne góor ñi wax dëgg yàlla fan yi ñu ngi woote am na solo lool. waaw maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu waale mon frère Ndoye Bane Ndoye Bane man la Cheikh Omar Soumane président association des étoiles talibé. association des. étoiles talibé jaaxoon naa ak yow def benn débat sur les petits talibés ak club Soxna. waaw dëgg la ça va. voilà waaw ça va alhamdulilah. jaajëf. en fait sama appel bi tey mooy par rapport ak thème bi sur la santé de la mère et des enfants c'est très important. di leen di si féliciter. mais man sama participation en tant que président d'association j'ai remarqué que dafa am loo xam ne Sénégal il faut ñu xool ko quoi on parle de santé parce que y a des femmes qui sont en prison aujourd'hui yoo xam ne suñu gisee deret elles ont pas de serviette hygiénique day utiliser ay torchons te lu leer lay wax parce que au niveau de la prison de Thiès il y a des femmes yoo xam ne elles ont des infections yoo xam ne c'est très très grave. Ça fait même pas un mois j'ai contacté une fille boo xam ne elle est proche de la première dame Marine Faye Sall c'est avec le Sénégal sama xarit la ça fait 20 ans que moo xam ko fii la nekk Paris ma ne ko dafa am ay jigéen yu nekk prison te foog ngeen xool at bu baax parce que dañu am ay jàngoro yoo xam ne c'est à suivre soo leen si mënee jàpp au niveau de nos prisonniers hommes qui sont à 100 mètres cellule 10 plus de 170 prisonniers si benn cellule guddi su naree tëdd genou ak genou la ku xas ba tëdd soo jógee si tu as le malheur nga jóg guddi da ngay dem tuuri ndox wala dara soo ñëwee da ngay taxaw bu bët set tey la plupart de ces prisonniers ils ont le sida am na yoo xam ne nag mënuma ko wax ci télé bi su mu ne en hors émission on va en discuter parce que c'est des trucs yoo xam ne on parle de santé. mais li ngay wax nii ci non li ngay wax nii ci prison jigéen ñi la wala ci prison góor ñi. prison jigéen ñi elles ont des infections parce que suñu gisee deret elles ont pas de serviette hygiénique day utiliser ay torchons ba pare dañu am ay jàngoro yoo xam ne ëllëg mën na tax du ñu am doom. maintenant côté góor yi allo. non côté góor ñi moom ñu ngi lay dégg. on sait mais puisque affaire bi jigéen ak xale la ñuy wax. dafa am ñoo xam ne ils sont porteurs du VIH. d'accord entendu. te mu fay law te am na loo xam ne mënuma ko wax ci télé bi. dëgg on en discute. noonu la c'est sage. xam nañ ci lu bare bare. d'accord mani. affaire prison yi est-ce que da nga mës a def prison. non je suis président d'une association. bu nekk Sénégal ak Paris les étoiles talibé. waaw da nga nekk en connexion ak ñoom moo tax. allo. mani allo dem na. réseau bi baaxul maa ngi ko doon laaj ndax dafa nekkoon prison waaye indi na leeral. nee na dafa nekk président mu benn association. xam naa dafa nekk en link ak connexion ak ñi nekk ci prison yi. xam nañ ci lu bare bare parce que ñun def nañ ay dossiers yu bare bari ci prison yi Sénégal yi. ñu képp Koutal Dakar képp def nañ fa ay kii xam nañ la fa xew. prison moom mooy prison. voilà mais prison jigéen ñi fu mel ni camp pénal fii nii sax moom tane na. waaw war na jóge itam. prison mooy prison war na fa jóge. ndax droits humains dafay protéger doomu aadama bi ànd ak lu mun ci am. du parce que dafa nekk Eva warul protéger ki rey sama papa. waa angle boobu bu nu fa demee xëccoo bi day daal dee bari. président droits humains nee naa ko suñu rayoon sax kii. dem nga ba ca këkk jiite man nee naa leen. su fekkoon
man damaa kar sa papa ray ko. ndax di nga bëgg ñu tëj ma fu normal. déedéet. bokkut ak ki nga xam ne dafa romb samay dàll fee sàcc ko. il faut ñuy xool affaire yi. ki rey sama papa man. du ma bëgg ñu tëj ko fu normal ah. très bien léegi sama papa mi ñu rey moom amul droit. en tout cas mbirum prison lu ñu dañuy profiter ci occasion bi. ma droit à la vie dafa am dañuy bëgg daal ñu saytu mbir mi bu baax parce que da ngay gis xale boo xam ne adolescent la. dafa agressé fële dóor nit wala def loo xam ni soppuñu ko mais mu dem tàbbi gi ci loxo ña nga xam ne ñoo ko ëpp doole ñoom ña nga woon ci yeneen deal comme nu ñu koy waxee. ñu daal di yàq àddunaam. nañu seetaat mbir mi ñu xool. dañuy boole ci biir prison yi am na koo xam ne àdduna mi ngi yàqu ci benn jëf ju ndaw la def adolescence am ñu dem boole ko mu bokk pièce ak salle ak ñi nga xam ni ñooñu ay mag la ñu vraiment def lu ne loolu dafa doy wa dafa daw yaram loolu fii nii waaw dafa am forbe fa la ñuy tëj xale yi am fu ñuy tëj mag ñi très bien voilà waaw dafa am fu ñuy tëj mag ñi ak fu ñuy tëj xam naa lii yëpp di nga ma ci indil ay leeral ndax bu ma àggalee bu nu àggalee mbirum goro yi ba noppi dinañu doxaat ci yeneen jéego parce que xam nga ne semaine bi wax dëgg yàlla waa santé de la mère et de l'enfant ñoo xew ñoom ñooy actualité ñooy buzz waaye am na liggéey bu nu tàmbali woon bu nu ko àggalee dugg ci kër yi régler ya ca nekk ba noppi Sénégal yërmande am na mais su wax dëgg jotee nañ ko wax dëgg la ndimbal am na waaw ñafa ne nañ leen dimbali mais su wax dëgg jotee tamit nañ ko wax dëgg la affaire droit de l'homme ak droits humains moo yàq Sénégal voilà ak droit à la vie ki dee moom amul benn droit ki ñu rey baayam amul benn droit ki ko rey moo am droit waaw mën naa ne keneen bisimila ndax xam naa ne thème boobu bés bu ma ko indee fii danaa am ku ma yekkal ba mu doy sëkk da yow ngóor bës man yow laay wër de salaamaaleykum mbokki téléspectateur bi waaleykum salaam wa rahmatulah. ajaratu bisimila ñoo ngi leen di ziar. nu ngi lay delloo ziara bu wér. yëpp ñu ngi leen di ziar. ma gën a participer ci thème bi wax leen ne thème bi vraiment intéressant na. alhamdulilah. depuis lundi ba léegi ñu ngi leen di suivre. dëgg la. waaw ñu fi pa jaar ñëpp vraiment ay techniciens la ñoom it ak ci technicienne ak ñu participer yëpp. c'est vrai. ñun tam ñu bëggoon ci indi tuuti sunu wàll ci thème bi. bismillah. lundi suivre naa leen am ku intervenir woon wax ne. mbir mi du mbirumu santé kese. dëgg la waa santé ñi ngi def seen liggéey ni mu gën a rafete ñu ngi leen di féliciter di leen encourager. waaye ñu bëgg leen a wax ne santé dafa vaste. buñ ko bëggee yemali ci mbirum ñi def santé kese. dana xaw a xat. te mbir mi gën naa yaatu noonu. ndax buñ nee santé waaw voilà buñ nee santé. dugal nañ prévention ci biir. waaw buñ nee prévention fagaroo ngi ci. waaw ci biir fagaru man dama cee gis alphabétisation ndax analphabétisme daf cee nekk. ñu bëri ci santé am nañ gàllankoor ñàkk xam moo ko indi. buñ nee nutrition ndax bëri ci démb wax ngeen ci wàllu nutrition bi. man dama naan malnutrition warta mën a am ci suñ réew. réew moo xam ne foo dem meññee fa nga fa. mbay mi aussi nu manti mel li ñuy dunde mi ngi fi. dëgg la. li ci des yépp mooy wàllu analphabétisme ñàkk a xam ndax tey bu ñu nee yàpp. bala maa ñëw ci planning bi bu ñu nee yàpp tey boo nee keccax remplacé na ko. boo nee ñebbe mën naa taxaw palaasam. waaw. comme niñ doon waxee protéine glucide ak kii lipides yeeg yooyu yëpp lenn lu ci nekk am na loo xam mi ngi meññ ci suñ réew mi loo xam mën na koo remplacer tey bu ñu nee fruit sump bii siddéem bii yooyu yëpp am na lu mu mën a def mais tey bu ñu nee fruit nit ñi xalaat ay pomme nit ñi xalaat ay clémentine nit ñi xalaat ay raisin. dëgg la cher na nekkul ci suñ réew mi te du à tout moment lañ koy am te du fépp la am ci réew mi. loolu dëgg la. buñ ko gisee kii yu remplacement yooyu. boo nee pomme wala xalaat ne tey siddéem a ngi fi wala kii a ngi fi war naa mën a am apport nutritif boobu ci doomu aadama bi. dëgg la. kon bu ñuy wax nutrition war nañuy évoquer yu mel noonu. bu ñu nee togg aussi xëy nañu xalaat ay ceebu jën wala leneen mais lu mel ne laaxu bisaab nga amélioré ko da nga def keccax da nga def ñebbe ci biir da nga def yeneen genre laaxu gar ak yeneen. foo dem ci réew mi am na fa. kon ma bëgg a wax ne lii
bu ñuy wax santé de la mère et de l'enfant surtout bu ma duggee ci côté nutritionnel bi am na link buñ ci war a def ci affaire analphabétisme muy ñàkk njàng mi nga xamante ni njàng mi nag du njàngum tubaab rek. dëgg la ndax alphabétisation mooy olofal bi ñu doon def. loolu dëgg la ñun encadré nañ jigéen ñoo xam dem nañ ba am juróom fukki at ñu alphabétiser leen ba lu ñuy bind wala lu ñu bëgg a xam ci affaire kii danañ ko xam. liggéey nañu ak ay jigéen ci ay dëkk yoo xamante ni boo demee tey. moo wax la benn exemple nga fekk fa xale yoo xam ne xëy na seen biir yaa ngi daw fu ñu toll. doo ñëw rek nga attaqué biir buy daw bi directement ñun dañ ko daan def boo xamante ne ensemble lay doon muy approche globale boo xamante ni ñun nañ ko doon wooyee projet intégré lañ ko doon wooyee da ngay jël alphabétisation nga dugal. mais alphabétisation bi fonctionnelle la daan tudd alphabétisation fonctionnelle. maanaam. boo xamante ne xam nga yow fekk nga ci village bi biir buy daw bi nga dikkee nga def nga sa étude du milieu xam nga ni jigéen ñi lu ci ëpp jànguñu. xool nga environnement bi xam nga ni lu ci ëpp dañoo tilim. boo ko defee alphabétisation fonctionnelle da nga dugal mbirum hygiène du milieu ci biir da nga dugal hygiène de l'environnement ci biir bu ko defee cet gi day daal di ñëw ci dëkk bi. commencé ci biir néeg bi ci biir kër gi wër dëkk bi xam nga muy alphabétisation fonctionnelle boobu ma la doon wax. d'accord cet bu commencé dugg rek xam nga leneen a ngi dugg nga dugg nag léegi ci affaire maraîchage wala agriculture nga commencé ko dugal ci biir kii bi dugal ci dëkk bi ba ñu xam ne meññeef yi ne ci biir dëkk bi. waruñoo xaar ku gan gu ñëw wala ñu tukki réew daax indi fa benn pom lekk ko loolu mooy fruit waaye meññeef yi ci biir dëkk bi lañ war a farataal di ko lekk di ci jox seeni doom. dëgg la ba nga xamante ne ni day am taxawaayu yi ñu defee ne moom la nit ki war a lekk. ci foofu laay waxee alphabétisation fonctionnelle ak analphabétisme lim mën a indi ci santé de la mère et de l'enfant. dëgg la waaw. xaw ma ndax saisir nga li ma bëgg a wax. saisir nañu ko saisir nañu portée bi. te li ñu ci gën a neex mooy li nga ñu jàngal sax ci wàllu nutrition bi ba mu yóbbu ñu ci transformation wu fruits yeeg légumes yeeg yooyu nga xam ne dañu koy war a jox sunu doom yi te muy yëf yoo xam ne ci biir dëkk bi la nekk. dégg nañ la bu baax. nañu leen leeralal li nga xamante meññeef yi ci réew mi. dëgg la. voilà. ba nga xamante santé aussi ñu bañ koo def rek affaire structure sanitaire kese ndax bu njëkk éducation sanitaire. waaw ca école ya lañ ko doon dugge ca école ya ak hygiène du milieu. hygiène de l'environnement ak yooyu. daan nañ def bu nawetee nga ànd ak service d'hygiène yi ñu dikk désherber nettoyer village yi ba village boo ci dem da doon set ak yooyu. dëgg la. kon ñu ngi lay remercier ci woote bi mais li ñu mën a seede rek mooy ne gis nañ ne ñoom seen ay mbir dafa yaatu lool. parce que. sant nañ leen bu wér gis nañ ni ñuy liggéeyee vraiment. dëgg la mais ñoom seen jot moo bariwul les techniciens de la santé. ndeysaan wallaay wallaay xamante ne am na yu ne ci kii lu mel ne économie familiale. c'est vrai xam naa ni ñoom ñu bëri danañ ko xam ci ñoom les monitrices d'économie familiale les maîtresses d'économie familiale les sociologues et autres ñooñu ñëpp ñu boole leen ci. dëgg la di collaborer ak ñoom ak bàjjanu gox yeeg. famille groupement yi comme ça. message yi gën a jàll. approche bi sensibilisation bi ak alphabétisation bi. yow itam dinañu bëgg jërëjëf rafetlu nañu sa woote dinaa bàyyi soxna Adama yokk ci waaye boo nu mënee bàyyil sa numéro à la régie bu ko defee dinañu gën a mën a guddal waxtaan bi ndax wax dëgg yàlla àdduna lépp xam-xam la te bu nu gënee yaatal mbir yi daal dana am ouverture te dina am yokkute soxna Adama mu mel ni waxtaanam wi neex na la. maa ngi koy remercier bu baax parce que fàttali ñu lu bari. dëgg la loolu yëpp saytu nañ ko. dëgg la li muy wax nii léegi ci direction bi dañoo am ay prof d'économie familiale. maîtresse d'économie familiale. dañu am ay sociologue ñu nekk ci biir ministère de la santé nekk ci suñu direction parce que li muy wax dëgg la on s'est rendu compte du faj rek technicité mooy dem. il faut ñu jël environnement bi yëpp. carnet bii ñu la jox Eva. dañ ko illustrer. carnet bi dañ ko traduire ci dans le cadre de l'alphabétisation ci juróomi langue yi gën a bari ci Sénégal. muy pulaar di malinké
di wolof di joolaa ak séeréer donc carnet bi fi mu nekk tekki nañ ko ci langue yooyu yëpp dans le cadre de l'alphabétisation suñu direction dafa amaat beneen stratégie moom la ñuy woowee des visites à domicile intégré dañuy dem ba ci kër yi ànd ak bàjjanu gox yi ànd ak relais communautaire yi parce que léegi dañuy waxtaan ak ñi ci biir dëkk yi di ànd ak ñoom ànd ak suñu carnet bi won leen stratégie bu ñu demee xoolaale yaay yi xool environnement bi waxtaan ak góor ñi maa ngi koy wax sànq seet xale yi vaccination sax mun nañ la ko defal ba ci sa biir kër bu xale bi tuutee dañuy ñëw chaque fois di ko seet chaque semaine dina am relais bu ko seet ba ñu mun a saytu yépp yi ci nekk ba mun a jël les devants donc promotion baa ngi fi prévention baa ngi fi te li muy wax yépp dañ ko jël en considération donc dinañ saytu lekk gi ci carnet bi boo ko ubbee di nga gis ne lekk gi suñu lekku dëkk bi dinañ leen ko expliquer moo tax carnet bi gën a am solo parce que c'est illustratif yépp ci nekk yépp la ñuy expliquer def yépp ay dessin ku jàng ku jàngul yépp dañ la koy expliquer waaw mi ngi nii may gis waaw di ñaaxaat nag xale yi nekk ci biir structure yi ñuy gën a waxtaan ak malade yi moo tax ñuy def ay stratégie avancée dañuy dem ba ci biir dëkk yi yendu fa ak ñoom ba ngoon ànd ak service d'hygiène ànd ak infirmier d'état yi ànd ak monitrice d'économie rurale yi ñëpp la ñuy àndal ba mun a dem yaatuwaay fànn bu ñu mun laaj ñu mën a tekki ñëpp leeralal ñëpp ba mu ñëpp mun cee retrouver wu seen bopp. Très bien voilà. waxtaan wi dañu koy delloowaat rek ni wax ji yëpp benn la démb madame Ba bi mu fi toogee di ko wax mi ñoom ñi ngay waxtaan ba wax ne bu ñu moo tax ngeen war a lëkkaloo ak yeneen xeeti ministères yi bu ko defee volet yi muy souligner yëpp daal dinañu gën a mën a génn insha allah multisectorialité bi Eva bi Adama waxee ba pare ma yokk ci ne wax na ñaari affaire yu am solo ban ak ban mooy ignorance ak analphabétisation bi ñaar yooyu bu ñu tasee catastrophe la baaxul waaw parce que ignorance ñàkk xam li mu waral dafa bari ñàkk xam li mu waral dafa bari donc nag je pense que aujourd'hui peut-être que lim ne techniciens yi amuñu jot dëgg la parce que ñu ngi ci biir structure yi di faj waaye lëkkaloo nañoo ak nag ay partenaires yu baree bare yoo nga xam ni dinañuy doon suñuy porte-voix dinañuy doon suñuy relais ci biir communauté yi di wax di sensibiliser population yi di def ay visite à domicile intégré partenaires yi jàppale leen ñu élaborer ay outils d'aide au travail lañ koy wooyee c'est-à-dire bu fekkee nutrition la dañuy dessiner ay ñam yu nga xam ne ci wàllu lipide lay doon glucide protéine parce que yooyu yëpp bu ñu dajee mooy indi une alimentation variée ak saine mooy li ñu koy wax ne lekkin dafa war a varier c'est-à-dire que ñam yi dañoo war a bari da nga war a laal ci fruit laal ci ceeb laal ci dugub laal ci ñebbe laal ci sunguf laal ci soow laal ci leneen loolu la ñuy wax une alimentation équilibrée et saine je pense que nit ki bu ko deful aussi mun nga sëgg ci dara di ko lekk bu varié wul it mun na la indil malnutrition waaw mën na la malnutrition waaw du jeex rek ferñeent boobu dong nga manqué yeneen ya mi ngi noonu comme ni Sénégal ni ñuy def rek sëgg ci mburu meek ceebu jën wala ceeb rek loolu moom ceebu jën ba mën naa riche mën naa kii waaye la cay gën a am itte it mooy boole ci ay légumes boole ci ay fruits boole ci ay jus locaux c'est vrai que li mu wax ni que ñun dañu war a jëfandikoo suñuy produits yi nga xam ni moo fii lañ ko bayee ci réew mi. consommer sénégalais. waaw loolu mooy produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons. am na ko ko wax démb. nit ku nekk li lay faj mi ngi la wër. exactement lu am solo la. nit ku nekk li lay faj mi ngi sa wet. te ba tey dañ ci yokk ne on est ce que l'on mange. voilà exactement dañu am suñuy réalité alimentaire suñuy réalité yooyu itam yu am solo li mu waxee dëxin ak laaku caaxaan yooyu gurbaan yooyu lépp liñ ciy def fii lañ koy bayee ci réew mi lañ koy bayee. te wane nañ ko ci suñu semaine bi. waaw wane nañ ko ci semaine bi def nañ dégustation culinaire. won leen ne li fi nekk mën nañ koo sama livre bu baax bi ma ci am ak sa livre bu baax bi nga xam ne ci seen laay bañ ko def ne Tahirou Diop moom danaa ko defal ngurbaan la ma nga ma naan dafa bëgg vraiment cere dimbali leen ma cere naka. cere mbuum mbaa nga fa woon ci formation xam nga cere mbuum dafa bëri ay manière ak bagage. waaye kenn du madame li dellu si nga ne xam nga cere mbuum dafa bëri bagage. wax naa Marie mu def cere mbuum. dafa bëgg cere mbuum wax nga Marie bu ma jaayee ni nag
mi ngi lay dégg wax ko. nee naa ko tey cere mbuum laa bëgg a reer. cere mbuum nga bëgg. Ndoye Bane Marie nag na ñëw samedi ndax dina amaat dégustation. mbaxalu Saloum yaa nga fa. samedi place ba ma ñëwoon démb. place ba nga ñëwoon démb. gis nga suñu ndugg mi ñu teg. waaw dinañ toggaat samedi. ñuy woo ñëpp ñu ñëw. bu ñu ñëwee dinañ déguster. ndax dina doy. bañ a doy dafa bari. pour rejoindre suñu soppe bi woote. dem nañu ba li mën naa ni mbir mi dafa yaatu dem naa ba bi ma fa demee maa ngi fa fekk waa réseau Siggil Jigéen. kon loolu ñooñu tam bu ma leen toppoon ñu indil ñu yeneen yoo xam ne lépp ci semaine bi la xaj. parce que semaine bi nag dañu invité ministère yëpp. parce que ñun dañuy yëngatu nag ci multisectorialité parce que santé wér-gu-yaram waa santé rek mënuñu koo doxal. dëgg la te ñun rek mësuñu koo mën a doxal. dëgg la secteur yëpp ñi ngi ci biir agriculture mi ngi ci biir éducation mi ngi ci biir yeneen i biir kii yëpp ñiy yëngatu ci mbiru. waaw nga ni waaw loo doon wax ci suuf wax ko ci kaw wax ko na jub ci kaw. nga ni indi nee na moom daal. xam nga nee na moom li mu gis ci jigéenu docteur dama ko mere secret te xamu ko. da nga ko mere secret. li fiy wax ba mu njëkkee dugal introduire affaire bi. waaw lam ca wax xam na ko lam ca wax. nga def mere tubaab. mere secret parce que li may laaj. mais xam nga man seen genre gi laay wër de. waaw parce que nee na mere secret. yi may laaj dafa doy waar parce que kër yi il est terrible waaw. chaque jour Eva wax ko. jigéen bi nga xam da nga ñëw nga defal ko planning. ci jëkkëram yëgu ko. cey jëkkër ji kër yi rek ngoon gu jot mu kër yi. di kër yi ñaari at. waaw ji mënul am. waaw ndeket jabar yi def planning te yëgu ko. maanaam jabari njubur. waaw ba léegi da nga bëgg ne dafa njubur. waaw jëkkër ji day dem ba. yaakaar ni sax affaire yi ci moom la. yëgul ni jabar ji dafa planning. loolu tam mi ngi yëngal ay kër yu bari. waaw waaye nag Ndoye Bane. waaw ñun ñoo ngi sensibiliser les hommes cible lañu. waaw góor ñi. ñu ngi leen di sensibiliser góor ñi am na ñuy d'accord ci planning. waaw mais sooy planning nga wax sa jëkkër damay planning. waaw mais man pour man nag. waaye di kër rek. pour yow nag xaritu Eva Tra pour yow nag. oui que nee na mais man pour man nag léegi pour yow nag. il faut ñu sensibiliser góor ñi parce que nag benn góor bëgg sa doom neef sa jabar neef. waaw parce que jabar yu neef yi tamit arrangé wu leen. dëgg la da ngay xool sa jabar dëkk ci. ayoo nenne wasin ayoo nenne du am jot. toppatoo leen yéen góor ñi ak dépense yu bari. loolu d'accord nañ dépense feebar beeg yëpp mi ngi ci. loolu léegi ñu bari góor ñu bari comprendre nañ ba d'accord. waaw donc léegi planning mais soo koy def. sa jëkkër na ko yëg. waaw mooy yoon. sa jëkkër suy kër yi di kër yi chaque jour. waaw di xaar nga ëmb. ndekete yoo. tëj nga camp yi. loolu. waaw loolu Ndoye Bane dëgg la. mais nag yow booy xool même loolu sax góor ñi sax du wàllu planning familial rek mais da ngay xool boo demee ci hôpitaux yi accompagnant yu bari jigéen la ñuy doon. dëgg la. jigéen ñee indi yaay jigéen ñee indi doom jigéen ñee indi seen bopp ci hôpitaux yi duñu leen gis. mais est-ce que xam nga ñooy indi ci centre yi ak poste yi. bi seen jëkkër découvrir que ni dañu planning te yëguñu ko. waaw loolu ñàkk waxtaan la rek. loolu moom tey jii nga planning te waxoo ko sa jëkkër loolu tooñ la. loolu moom ñàkk waxtaan la rek. tooñ la de. kooku beneen waxtaan la xeet yi kooku. mi ngi noonu. loolu leen arrangé wu la ngeen waaw. Ndoye Bane moom day sànni xeex. daf ci am doomu aadama yoo xam ne ñi mel ni Eva. man damay wax sama xarit yi ma ne def leen ni man. bu nit di wax loo xam ne daal. arrangé wu la ni kon na ko di feere da nga gémmantu. kon da ngeen a gémmantu nii. déedéet yow la ñu àndal. non jigéen da ngay am kilifa. non dëgg la gémmantu dañ koy di feere. man contre ma planning. dëgg la nit da ngay def loo xam ne day ànd ak dafa ànd ak wér gu yaram. dëgg la noppal sa soxna noppal sa njaboot. am jotu éduquer say doom. mais sooy dem bay def dara. wax nga dëgg. planning yow sa jëkkër a ko war a bokk. moo jaadu sëñ bi kat man suba damaa bëggoon a dem def planning pour que ñum nangam ak nangam ak nangam ak nangam. amaana sax mu gunge la. wala mu gunge la déposé la jox la lim lay jox ngeen def li ngeen def. loolu la ñuy wër. mais tey ji di làqatu di planning wala sa jëkkër tukki ngay planning mais y a problème. waaw Ndoye Bane est-ce que mën naa la laaj yenn yow xam nga ngëneelu planning familial. xam naa ko bu baax cee wax tuuti. xam naa ko bu baax. man dama def naa du benn du ñaar ay affaire planning familial. Marème Fall invité naa ko rajo bu ma def invité naa ko. invité nga ko femmes yu bari xam nañ ma. femmes yu bari dañoo nekk en état de grossesse fi mu nii soo génnee ci buntu télé bi di nga leen fekk. ñu ci bari tey rek laa mujjee jox nit xaalis pour mu dem
defi consultation te xaw ma ko donc man xam naa lu bari li ci ay nefak ya ca ne xam nga tey ci suba am na benn femme bu ñëw rajo boobu dafa ëmb ànd ak ñaari xale jëkkëram dóor ko ba muy bëgg a dee donc yooyu noonu lu may xeex la mais dama bëgg communication ci jëkkër ak jabar dafa am solo waaw d'accord nañu nanga wax sa jëkkër Ndoye Bane très important d'accord nañu ñun d'accord nañu waaye xam nga waxtaan mooy waral rek nit ñi bëgg la waxloo ci yenn ñi mais d'accord nañu jigéen yi nga xam ni yow Ndoye Bane sëy bi neexul ci planification familiale laa jëm yow sëy bi neexul nga bëgg bàyyee sa bopp sa borom kër ba waxtu bu ne nga jur benn doom yow nit ki yow am nga benn doom neexoo ko ñaari doom neexoo ko du boo juree juróom benn doom nga koy neex dëgg la nit tam dafay am personnalité fonk boppam ka nga nekk di ko jural kenn terewul ko jur waaye yow yaa ngi jur déjà yaa ngi ci ëmb ak wasin ba nga ca tolloo ëmb bu nekk la ngay daj soo ca tegaatee yeneen fukki ëmb nag sa problème la yaa ko def il faut que nit am bëgg-bëggam jigéen itam da nga war a xool loo xam ne daal dafa lay jëmale kanam te li lay jëmale kanam mooy sa doom yi nanu wér nanu nekk en bonne santé loolu mooy investissement bi jiitu ci ñun mais parfois c'est dommage wax na ko ci waxam nit ki day am wujj ba nga fekk koo xam ne ca 1900 nangam lañ ko jëloon nga fekk mu am juróomi doom macha allah yan nañu dund nga bëgg ñëw toll fa nga xam ne wujj ba fa la toll kooku waxtu ba mu ñëwee newoo fa yamu daj jotoo ko nga def toi tu viens à peine d'arriver nga bëgg course et tu en fais beaucoup man daal pour man jaaduwul bu doon poudrière rek waaw bu dul ne yàllaa dikk jaaduwul moom loolu day fekk góor ga am alal de ko kenn du fekk Ndoye Bane toog nga naan xaaral ma jur kër gi ba mu fees parce que validé lay loolu dam Ndoye Bane daa yor daal loolu kon maanaam coow li daal bu bare dafa fekk ñu ci ay su fekkee waa ji yor na alal bu bari takk ñaareel ba danaan yaayam moo naan ko jural kër gi ba mu fees dabi ko su ko defee waxuma la sax chaque année chaque 6 mois mu biir loolu la yàlla bu mu fekk ay doom yu jigéen yàlla wuy Adama ma ne ko yàlla bu mu fa fekk ay doom yu jigéen di wut yu góor ya c'est ça loolu dañuy concours xam nga gis nga en général nag l'affaire n'est pas compliquée c'est ça ku ci nekk boo duggee sa néeg demal ca coiffeuse ba nga seetu di nga xam yow mi loo war a defee sa àdduna jeex na njëkkante baaxul nit ñi day bàyyi yëf yi mu naturel wax dëgg yàlla gërëm nañu ko yaayam moo naan ko jural kër gi ba mu fees balaa paa bee dee soo moytul nag ñoom ñëpp di leen dee bàyyi paa bi mbaa du ñaare borom alal yi de bàyyiwum seen bopp di duñu gaaw a dee xaaral mu jur kër gi dabe sa yaay la koy sant waaw chaque jour mu ñëw naan la ëmbal ngay ëmb rek di teg nga xëy suba yéen ñëpp ngeen dee bàyyi fi njaboot mu métti la waaye moo tax Eva man li ma gis waaw ñu tëj waxtaan bi soxna Ndeye Maguette li ma gis ci jigéen ñi léegi tamit bëgg nañ seen bopp dëgg la parce que ñu ngi ci activité génératrice de revenu c'est vrai ñu ngi ci secteur yu bari di liggéey ñu ngi ci mbay mi ñu ngi ci transformation fruits et légumes seen autonomisation am solo autonomisation bi mi ngi commencé ñu ngi ciy commencé yeewu quand même c'est vrai ñu ngi ciy commencé bëgg nañu doom peut-être boo wujjee bëgg nga am doom même boo wujjewul nit kuy nekk kuy sëy jullit bu nekk ku nekk bëgg nga am doom dëgg la mais tamit ñoom tamit léegi yeewu nañ ci ne dañu war a def dara dañu war a yëngatu dañu war a doon ay acteurs de développement dañu war a participer ci développement seen réew seen gox ak seen biir kër donc muus nañ ci quand même ñi ngi yeewu quand même ñi ngi yeewu macha allah yàlla na nu gën a yeewu allahumma amiin yaa rabbal aalamiin dama leen félicité bu njëkkoon dama naan géej jëkkër ak jaboot toog waxtaan xale bi fer na de ba mu feree léegi am na 6 mois war nañoo mën a defar benn nag ñu waxtaane ko waaw ñu waxtaane ko affaire de couple la ñu defar benn waaye léegi nii jigéen ñi heure bu leen neex la ñuy ëmb de heure bu leen neex pas mu neex seen jëkkër ñoom lay neex ñu ëmb du leen neex du ñu ëmb loolu moo dul yoon da nga am partenaire waxtaanal ak moom waaye di dem di pikiru say pikir ak naan say doom te say jëkkër yëgu ko loolu du yoon loolu du démocratie ci biir kër sëy dafa war a am démocratie ngeen toog waxtaane ko dëgg la très bien Ba daal communication au sein du couple daal ngay waxtaan bala ngay dem xam nga itam communication au sein du couple c'est très important moo tax bu ñu def yëfi ma tey ci kër yi ku ci nekk na bàyyi moromam xel dëgg la ndax da ngeen a ànd pour jaamu yàlla doonte yàllaa leen boole nag mu doon sëy mais
sëy bi jaamu yàlla la. bu dee ne foyer bi neexul. ca njalbeen fan ngeen di communiquer. xaw ma ko du ngeen moo tax kër yëpp yàlla def kër yëpp am jàmm. allahumma amiin ya rabbal jàmm ci la lépp xaj. ci ngay dépenser muy barkeel waaye boo xuloowee newoo ci jàmm loo laal mu yàqu. de part et d'autre nag macha allah yàlla suturaal. kër daal lu mu neexoon yàlla na gën a neex. amiin sama invité yu jomma ñaaw yi macha allah soxna Adama Sanokho. maa ngi la naan yow bu ma la doon wool géwél mu lay jiiñ xanaa Mali la jëm. dem laajte gi. Sikasso lay jóge. Sikasso laal naa ko macha allah lan mooy le dernier mot. le dernier mot mooy ñaaxaat ñëpp jigéen ñi. très bien ñuy ñëw ci structure yi. di bañ a wasina ci kër yi. di ñëw gouvernement bi am na beneen stratégie bi mu def. mooy accouchement humanisé. accouchement humanisé nag du dara sukk jur la dañoo bëgg lañ daan def ca kër ya. ba tax ñuy wasin ca kër ya parce qu'on est encore à 24%. ñuy ñëw di ko wasine ci structure bi. ñu leen di saytu personnel qualifié nekk fa. ñu leen di saytu ñu ànd ak nag ku leen neex. ànd ak jëkkër yi comme ni ko wax Ndoye Bane waxee. baa ñu ànd ak seen goro baa ñu ànd ak seen yaay mais ñu nekk ak moom. personnel bi am empathie mooy nekk ak ñoom ci loo xam ne du ñu nekk ñu fekk leen fa nekk à leur place. di waxtaan ak ñoom nag ndax réeroo bi yëpp ñàkk waxtaan la. di waxtaan ak ñoom foo munti toll ñu di la ko wax. te gis nañ ne bi ñu ko defee ba léegi ça avance mortalité baa ngi wàññeeku ndax femme yaa ngi ñëw ci structure yi ñi ngi commencé di def seen 4 consultations yi macha allah ñi ngi avancé ci CPON yi. juboo daal la ñu bëgg prestataires yi jubóog seen i malade. di waxtaan ak ñoom di leen saytu fu ñu toll ñu mën a waxtaan ak ñoom. di waxtaan ak goro yi di waxtaan ak jëkkër yi ba nga xam ne jàmm day am ci santé maternelle. day ñu bëgg nag ñëpp ñëw ci suñu semaine bi. am na yeneen ak yeneen yu ñu fay waxtaane débat yaa nga fa. conférence yaa nga fa. ku nekk question boo bëgg a posé boo ko posé foofu ñu wuyu la. ñi ngay tey mayee deret tamit ndax gis nañ ne suñu jigéen ñi di ñuy perte ci deret bu ñuy jur doom dafa bari. très bien donc ñi ngi fay mayee deret bëgg nag léegi. njurum doon dootul nekk xuloo dootul nekk. wallaay njurum doom dañu bëgg ñëpp kontaan. macha allah ñun moo ñu tax a jug. ñu kontaan prestataires yi kontaan. jëkkër yi kontaan yaay yi kontaan bébé yi mucc. barke daal di taxaw Sénégal jëm kanam. ñu daal di émerger. wallaay topp nag politiku yoonu yokkute wu Macky Sall. président Macky Sall ak Abdoulaye Diouf Sarr. notre ministre ñi ngi topp seen gannaaw. ci liggéey boobu. très bien yal na yàlla barkeel. allahumma amiin soxna Maguette. jërëjëf Eva. merci beaucoup. man nag damay def benn plaidoyer à travers les ondes de la TFM. c'est-à-dire que ñun planning familial dañuy am ay objectifs. xam nga doo liggéey rek di dem il faut nga ni man dama bëgg egg fii. fii laa jóge fii laa bëgg a àgg. fii laa jóge fii laa bëgg a àgg. tout à fait ñu ne nag ñun planning familial le ministère de la santé à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant. plus particulièrement division PF dañu bëgg a egg ci 45% pour la prévalence contraceptive. c'est-à-dire que dañu bëgg en 2020 incha allah buñ ci yàlla yóbbu. téeméeri jigéen bu nekk ñeent fukkee ak juróom au moins utiliser. benn méthode de planification familiale. pour suureel njuram au moins. parce que aujourd'hui 85% structures yi nekk ci Sénégal ci réew mi. am nañu personnel yoo nga xam ne formé nañ leen ci planification familiale. très bien. te aujourd'hui fi mu nekk nii 95% structures sanitaires yi am nañu méthode planning familiale yëpp au moins ñeent soit nañ am pilule wala injectable wala appareil bi. donc pour dire na accessibilité bi. defe naa ni posé tout le problème. bu ñu demee ba léegi case de santé am ak matrone yi def planning familial. nga xam ni léegi problème d'accessibilité c'est-à-dire que am foo planning problème boobu amatul. donc dañuy ñaax nag suñu partenaires yi di ñaax jigéen ñi. di ñaax programme yëpp. di ñaax yéen communicateurs yi. ñu jàppale ñu rek ci prévalence boobu ñu bëgg a egg 45%. c'est un défi qui a été lancé par le ministère de la santé. 45% pour la prévalence contraceptive à l'horizon 2020 bu ñu fa eggee bu ñuy évaluer ñu am 45%. te nag parce que stratégie yaa ngi fii. sama soppee boo ko jaaralee wareef mu daal di am. jeex na jeex na ñu ubbi nañu sunu bunt yi ubbi nañu brèche yëpp pour que nga ngeen mën a ak incha allah jërëjëf madame Ly kontaan nañu Diop jërëjëf. Ndoye Bane aywa waaw rafet na maa ngi leen di sant di leen gërëm. semaine bi neexoon na ci ñun semaine bi neexoon na bu bénéfique macha allah. ñi ko war a dégg defe naa ni ku ko dégg na nga ko jottali sa morom. dëgg la te communication yi ci couple yi ñu gën koo yokku. am na sama mbokk kaw yoo xam ne soo waxee ñun la l'islam day bañ lii l'islam bañu ko dara. l'islam bañu ko mais nu mu tëddati
mbir mi waxtaan la lépp looy def ca dalay jox wér-gu-yaram waaw defe naa ni l'islam du ko tere te da ngay gis ay ustaas yoo xam ne ñi ngi toog di ci wax te fa nga jànge fa la kee jànge yéen a bokk benn téere boo leen jàng kon bokk doo xool sa bu góor nit ñu ci bari dañuy xool seen bopp rek di fàtte soxna si tamit lu muy def daal maa ngi koy ñaan muy communiquer bu baax a baax man tam maa ngi leen di yóbbante ngeen bàyyi xel xale yi amul jëkkër di planning bàyyi leen xel xool leen noo leen def daal ni ngeen defee ba avortement ñu tere ko ci réew mi loolu dañ ko war a tere ci réew mi par exemple leen dara ngeen xool tamit noo ngeen def pour planning góor ñi ndax ñoom petit ñi ak ñoom ñetti régi ba ñoom it war a ngeen leen a seetal solution si ñoo dañuy nef de góor ñi dañuy nef ñoom it góor ñi dañuy nef de Eva Tra du ma tàggu lu muy def mooy directement dem remercier wax dëgg yàlla direction générale de la santé direction générale de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant ñooñu ñu ngi leen di remercier di beral nuyoo wax dëgg yàlla sunu ministre mi nga xam ne mooy ministre de la santé ñu ngi koy remercier di ko ñaanal yàlla daal objectif am yi mu bëgg a atteindre yàlla yóbbu ko ceeg jàmm boole kook ñépp ñi ko ci war a mën a gunge incha allah pour ce faire yàlla na ko yàlla def remercier docteur Omar Sarr wax dëgg yàlla ci woyafaayam bi mu fi teewee remercier sunu xarit Massal remercier ñoom docteur Mati Diagne Camara ñoom ñëpp képp koo xam ne daal teew nga fi ba ci yéen ñii mujj ñëw dañu leen di remercier bu baax a baax ndax da ngeen a wóolu sunu télé wóolu télé bi ba ñëw ne da ngeen fiy jàllale seen waxtaan ñun ñoo am bànneex ci dalal leen ni waaye yàlla bu mu doon yoon bu mujj bi incha allah waxtaanee nañu fi wax dëgg yàlla wàlli allaitement jóge nañu ci allaitement ñëw nañu tey mu mel ni wax dëgg yàlla suite logique rek la ñu topp te am nañ yaakaar ne dinañ leen dalalaat pour que leneen ak leneen daal di cay dikk mbokki téléspectateur bi ñuy seetaan yow itam gërëm ñeel na la ndax suivre nga semaine bi mu nekkoon semaine de la santé de la mère et de l'enfant te wax naa ko duma tàyyi di ko wax ku wax mère ak enfant wax nga humanité bi ndax bu dul woon mère ñu ñëpp tey duñ fi toog mu mel ni semaine la bu nu war a dooleel di ñaan yàlla année prochaine incha allah yàlla na couvrir région wu Sénégal yépp bu soobee yàlla yëf yi gën a yaatu yokkute am ci te wàlli santé bi ñi koy jooy dañu bare macha allah ñi koy jooy dañu bare donte nag xam nga ne fukki yëf boo ko yoree defar juróom-ñett yëpp ñu baax benn bi bu yàqoo nit ñi benn bi yàqu moom moo leen di amal solo yàlla na yàlla jubóole nu yokk yi nga xam ne mooy yi néew te ñu doon ñaan yàlla mu doon yi baax yàlla na ko yàlla defar may remercier bu baax a baax madame Seck mi nga xam ne saa bu ma xëyee mu solal ma camisole bu rafet man daal xaw ma yaa baax xaw ma waa boutique ba ñoo baax mais mention spéciale à toi waa Kër Dibor yëpp maa ngi leen di remercier et ba maintenant lay remercier pour foulard bi Manti Traoré jërëjëf remercier aussi bijouterie Yoro Lam waaye duma fàtte itam waa top bijou Mourtada maa ngi koy nuyu bu baax a baax Seck jërëjëf sama xarit Ablaye Lam mention spéciale à toi dañu leen di jox rendez-vous altine pour àggali li nga xam ne sumboon nañ ko muy conflit yi nga xam ne moo nekk entre belle famille di yëf boo xam ne c'est d'actualité waaye yàlla na ci saafara am ki nga xam ne dafay def mbir te xam ne lii lu safaanu la nag gaaw bàyyi ko ndax ëllëg du añ du reer te dañu koy sedd te il n'est jamais trop tard pour bien faire Papa Samba Thiam merci à toi Am merci à toi Babacar wax dëgg yàlla Petit Ndoy ñoom ñëpp duñ leen fàtte ak ñoom Am kenn fàttewu leen remercier itam Mia mi nga xam ne elle est du club Wareef jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ba altine incha allah ak beaucoup d'amour